jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a faral di seetaan chaîne bi di Albourakh TV tey ñu dikkaat ak yéen ci beneen vidéo analyse d'actualité tey dañuy jàngat wàllu grève bi nga xamante ne waa SDE moom la ñuy amal depuis lundi ba léegi mën nañ jàpp ne ndakaaru juróomi fan yi passé dafa gën a ñàkk ndox ndax ndakaaru sax ñàkkoon na ndox waaye ndox bi dafa gën a ñàkk ku ne xam ne SDE depuis 96 ba léegi moom moo yore wàllu séddale ndox yi ci dëkku taax yi SDE nag seen contrat de fermage ak gouvernement bu Sénégal mi ngi war a jeex le 31 décembre 2019 appel d'offre bi gouvernement Sénégal mujjee def ñi nga xamante ne waa Suez ñoo war a yore distribution ndox bi fii ci Dakar ak ci yenn dëkk yi mag yi loolu leeraloon nañ ko suñu vidéo ba le passé bi ñu defoon ci wàllu Suez tey nag dañuy wax ci wàllu grève bi ndax ku ne xam ne SDE moom moo yore wàllu séddale ndox fii ci Ndakaaru liggéeykat SDE bis bu ñu banquee seen loxo ni du ñu liggéey jafe-jafe am na ci Ndakaaru ku ne xam ne population bi sonn nañ bu ñu grève sax ndox du am waxuma la tey bi nga xamante ne dañuy jóg ni dañuy grève ndax ku ne seetlu na ni depuis 96 bi SDE yore ndox mi ba léegi ndox mi gis nañ ci ay jafe-jafe yu bëri ndax am na carte yoo xam ne boo fa demee fii ci Dakar ndox bi ñuy indi dafay xonq ndox bi setul bëri na carte yu nekk fii ci Dakar boo fa demee ndox ba ñuy indi boo ko rootee boo ko taajee quelques minutes dañ ci gis ay wallax jaan bëri na quartier yu nekk fii ci Dakar ndoxu SDE bi boo ko rootee dafay xeeñ mu nekk loo xamante ne ndox bu ban la askan wi ñu bëri seexlu nañ pour naan ndoxu SDE bi loolu yëpp askan wi mi ngi ko doon muñ ndax amuñu woon benn pexe ndax ku ne xam ne fii Sénégal ndox bi doylu te ndox bi matalewul askan bi yëpp bëri na ci quartier yoo xam ne fii ci Dakar 4 heures du matin la ñuy am ndox diggante 4 heures du matin ba 6 heures du matin boo rootul dootoo mos a am ndox ci journée bi loolu yëpp sénégalais yi muñ nañ ko ba tey waa Suez war a jël ndox bi waxoon nañ ko suñu vidéo bee passé waa SDE ñëw couper ndox mi def sabotage ci liggéey bi ku ne xam na ne grève bi tegul ci yoon gouvernement bi nag dafa war a jël ay responsabilités sanctionné liggéeykat SDE yi teg leen ci yoon te askan bi dafa am ay droit am ay devoir ñun suñu devoir mooy lan nga def demande ndox chaque weer dee bu facture ñëwee nga fay c'est obligatoire waa SDE di ñu jox ndox bu baax te doy ku ne xam na ne ndoxu SDE bi baaxul doyul te setul te loolu yëpp sénégalais yi mun nañ ko ñu déglu ñi nga xamante ne ñooy syndicat SDE ñoom ñu wax ñu lan moo waral coow li. ma ne mer rek moo waral sunu ñaxtu bi dañu mer te boo gisee waa SDE wane na ne tey dañu mer lan la ñu mer depuis 2017 état sénégalais dafa lancé appel d'offre ignorer complètement les travailleurs de la SDE tey bu ñuy xëccoo kër gi yaakaar naa travailleurs yi ñoo tax bu nu liggéeyul woon ba am performance ba kër gi am ay bénéfices kon duñu ay sociétés étrangères duñu ko xëccoo te bañunu action yi tey lay commencé à partir d'aujourd'hui yéen bu ngeen demee bés bu ngeen ñàkkee ndox ngeen xam ne nu ngi si te tey lay commencé à partir d'aujourd'hui ba nu am satisfaction totale li ñuy wax nun si dellu gannaaw tey nun si dellu ëllëg bu yeboon nun ñëpp ñu jël ñu so yëpp lu si kaso bi parce que pare nañu loolu moom ala kulli alin loolu question de vie et question de mort waaye nag li mu leen di xamal ma ne li ñu leen di xamal ñoom Mansour Faye ak Serigne Mbaye Thiam ba léegi ñoom ñu ngi jël puusuñu paasuñu et en plus ñu ngi bëgg a jël seen ay xarit dégg nañu te xam nañ si lu leer te duñ fi wax tur waaye xam nañu ay actionnaires ñu bare ñoo xam ne ñu ngi daw di tapé sur leen gi mu ngi leen di recevoir pour que ñoom ñu jël leen waaye dama ne la amul xarit ak doomu ndey ak leneen séddale bukki lañ ko bëgg def nun travailleurs dañ ne comme ni leen ko ay g wax sunu amulee satisfaction totale incha allahu rabi nous mettrons notre kii en œuvre te dañuy dem grève générale. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo man damay laaj ndax benn augmentation 15% jaroon na ngeen di terroriser sénégalais yi yéen liggéeykat SDE yi kenn mësu leen a dégg ngeen grève boo xamante ne da ngeen bëgg ñu améliorer qualité ndox bi ñuy jox sénégalais yi yéen travailleurs yi SDE yi kenn mësu leen a dégg ngeen di grève pour wax ni sénégalais yi dañoo war a am ndox bu sell kon yéen travailleurs yi seen intérêt dong ngeen di kaas franchement dafa mel ni yéen du ngeen ay patriote ay maître chanteur ngeen ay saboteur ngeen ay chasseur de prime ngeen franchement
yéen du ngeen ay patriote ndax ku ne xam ne Sénégal ñett moo fi am mooy décideur ak travailleur ak consommateur seen grève bi normalement war ngeen a xam ni sénégalais rek ngeen di lor seen forme de bataille bi war ngeen ko xoolaat ndax lii ngeen di def yéen a ngi lor askan bi yéen a ngi gaañ askan bi yéen a ngi ameel àq askan bi ndax seen jafe-jafe yi ngeen am du askan bi moo ko décidé gouvernement bi ci boppam ñoo décidé loolu kon boo leen amee la ngeen di kaas wala la ngeen di grève da ngeen war a def grève boo xam ne dafa war a am impact ba laal gouvernement bi mais lii ngeen def nii laalul gouvernement bi yëngalul gouvernement bi population bi rek ngeen di lor ndax seen grève bii ngeen def nii taxul pale ñàkk ndox taxul ministère yi ñàkk ndox taxul Serigne Mbaye Thiam ki nga xamante ne mooy ministre de l'eau et de l'assainissement këram ñàkk ndox kon yéen askan rek ngeen di lor war ngeen a changer seen forme de grève wut beneen façon de grève boo xam ne dina gën a am impact te dina laal gouvernement bi te du laal askan bi te lii gouvernement bi war nañ ci jël responsabilité am parce que lii c'est scandaleux donte li ngeen di xeex am ngeen ciy droit waaye da ngeen a xam ne travailleur mënul nekk employeur yéen ay travailleur ngeen xeex leen pour am seeni droit waaye du yàgg ba ngeen nekk ay employeur travailleur dafa war a xeexal liggéeykat ci intérêt liggéeyam xeexal ko ci ay contrat am xeexal ko ci ay avancement am xeexal ko ci ay salaire am ak ay prime am loolu mooy objectif syndicat mais pas ngeen di lor askan wi ñu dégluwaat waa SDE lan la ñuy waxaat. 15% de la nouvelle société nous avons les moyens am nañu xaalis bu ñu ko jëndee te ñoom ñooy liggéeykat yi mais nag ñun loolu la ñuy réclamer laajuñu leneen de plus ba léegi ñoom puusuñu paasuñu et en plus ñu ngi bëgg a jël seen ay xarit waaye xam nañu ay actionnaires ñu bëre ñoo xam ne ñu ngi daw di taper sur leur gi mu ngi leen di recevoir pour que ñoom ñu jël leen. c'est le bouc lañ ko bëgg kon ku ñu respecté wul ñu respecté suñu bopp action yi tey lay commencé yéen bu ngeen demee bés bu ngeen ñàkkee ndox ngeen xam ne nu ngi si des tey lay commencé à partir d'aujourd'hui ba ñu am satisfaction totale. bu ñu amee 14,99% du ñu jël yaakaar naa tey réitéré woon ngeen seen demande ku amul sax xaalis waaye ñun am nañu xaalis bu ñu ko jëndee. 15%. léegi ñu déglu Serigne Mbaye Thiam moom mu wax ñu xalaatam ci dossier bi. li ma bëgg a wax mooy 2017 la ñu def appel d'offre ñu wax ci capital bi nan lay tëddee téeméer bu nekk nguuru Sénégal dañ ci am ñaar fukk ak juróom ki nga xam ne moom la ñu bëgg àndal dana ci am ñeent fukk ak juróom secteur privé national bi dana ci am ñaar fukk ak juróom liggéeykat yi danañ ci am juróom mu nekk 100%. loolu moo nekk ci dossier appel d'offre le 28 juin laa toog ak juróomi syndicat SDE ñu wax ma ne ñoom dañoo 15% léegi ñu waxtaan ci biir gouvernement bi daal di ne nañ ko jëlee 5% yóbbu ko 10% mais loolu pour mu am il fallait que ñu waxtaan ak ñi nga xam ne bi ñuy soumissionné seen dossier appel d'offre dañ leen wax noonu liggéeykat yi 5% lay nekk secteur privé bi nekk 25% ñu jël 5% ci secteur privé bi daal di ko dolli liggéeykat yi pour ñoom ñu am 5% pour ñu am 10%. mais sooy waxtaan ak nit nga ne ko da ngaa bëgg 15% mu ne la du yow rek laa ma laaj ñeneen ñi laaj nañ la. waxtaan nañu teg nañu 5% muy 10% mais yow tamit kay diir boobu yëpp xanaa sax mën ngaa dellu si daal di ne léegi man 12% lay laaj wala 11% wala 14% waaye ñoom fi ñu taxawoon la ñu taxaw ba léegi loolu du yombal waxtaan. ñaari laaj la ñu amoon 15% nekk ci conseil d'administration 15% yi ñu ne yóbbu nañ ko 10% nangul nañ leen pour ngeen nekk ci conseil d'administration. ñu maintenir def seen préavis commencer grève aujourd'hui donc dana am yenn dëgg yoo xam ne yii dinaa ko rappeler mooy grève pour ay revendications professionnelles lañu nga bëgg ñu yokk sa salaire wala fayuñu la sa salaire
wala say condition de travail baaxul nga grève waaye amul benn contrat de travail travailleur bu ñuy def ne am nga droit pour am actionnaire ci biir société mais li ma mën a wax mooy gouvernement Sénégal mënula passer 10% parce que ñoom nee nañ ma na gouvernement bi wàññi 25% yi mu am pour ñun ñu am suñu 15%. ma ne leen 25% yooyu gouvernement bi am yéen a ngi ci biir ndaxte gouvernement bi daf koo jël pour doomu Sénégal yépp yéen a ngi ci biir baykat yaa ngi ci biir sàmmkat yaa ngi ci biir fonctionnaire yaa ngi ci biir fukk yi moom duñ ko mën a teggi te duñu mën a niilal liggéeykatu SONES yi ak liggéeykatu ONAS yi duñ ko mën a niilal. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo ñëpp dégg nañ li ministre bu wax moo tax damay laaj ndax intersyndical bu SDE dégguñu déclaration bu ministre bi buñ ko déggee war nañ xam ni béy wéy na mbuus kon jarul woon ñuy def grève pour sonal askan wi kon léegi ñu déglu ki nga xamante ne mooy Mamadou Wane du conseil technique en communication du ministre de l'eau et de l'assainissement muy indi xalaatam ci waa SDE. te 96 aussi ba ñu def réforme bi ñoom ñu ngi woon ci biir secteur bi donc état bi évolue na ci position mais rek travailleurs dañu constaté ni que ñoom naam jóge nañ ci 15% ñëw ci 10% mais nag 10% boobu ñu bëgg ñoom cote te ñu bokk ak ay seen nawle ñoo xam ne ñoom ñu ngi ci biir secteur bi te kenn mënu leen génn ci biir secteur bi ñu ne 10% yooyu rek la ñu bëgg ñeneen ñi bu ñu leen bañ a jox dara. wala ñu utal leen feneen te état bi effort yu mu def te def na effort parce que 5% la woon mu yóbbu ko 10% mu ne nag 10% yi jël na ci ñaar dolli ko waa SDE ñett yi mu xaaj ko ku nekk mu jox SONES genn wàll bi jox ONAS genn wàll bi ñoom ñu ne loolu bëgguñu loolu xam nga loolu su nekkee position yooyu la ñuy dawal day xaw a doy waar day xaw a métti parce que état bi a communiqué on l'a dit on l'a redit. tuñu 10% yi mënuñ ko weesu parce que 5% yi sax yoo xam ne privé national bi moo ko moomoon parce que 25% la ñu amoon ñu jël ci 5% foofu dolli leen ko ñoom pour que ñoom ñu mun a gën a participer gën a am doole ci gestion société bi mais ñu ne ñoom loolu doyul ñoom daal dañ bëgg ñoom rek état bi lu mu war a jox pour secteur bi yëpp ñoom ñu jox leen ko ñoom rek te état bi nee na loolu mënul nekk parce que secteur bi dafa war a am équité dafa war a am justice 96 bokkoon nañu mais yàlla may loo woon koppar bu takku pour ñu mën a dugal seen xaalis ci société boobu muy SDE ba finalement ñu ñàkk seen part yooyu donc loolu kon ñoom mosuñu génn ci secteur bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ko déggandoo pour am augmentation de 15% jaru woon waa SDE di terroriser Sénégalais yi SDE nag donte Sénégal am na ci cër yu bari. ku na xam ne ñaar fukki at ak ñett yi passé xamante ne moom la SDE yor ndox mi bëri na ay jafe-jafe yoo xamante ne Sénégalais yi dund nañ ko ci ndox mi te ba léegi ñu ngi koy dund ci ndox mi te Sénégalais yi ay solution lañ soxla bu dee SDE ak Suez nag defoon nañ ci vidéo ñëpp xam nañu Suez moom scandale la ba tax na loolu duñ ci ñëwaat suñu vidéo bu tey mais travailleurs SDE yi dañoo war a xam ne Sénégalais yi dañoo am cër ci ndox mi Sénégalais yi dañoo am ay droit ndax Sénégal yi dañoo war a am ndox mu baax am ndox mu sell ci quantité dëgg la liggéeykat bu nekk war nga ñaxtu boo amee loolu naqari liggéeykat bu nekk war nga grève boo amee loolu naqari te kenn fajalu la ko waaye booy grève war ngaa suuraale askan wi nga xamante ni ñoom ñoo ciy mujjee loolu dëgg la syndicat war na xeexal liggéeykat waaye syndicat buy xeexal liggéeykat dafa war a xeexal liggéeykat pour liggéeykat yépp am ay contrat CDI wala liggéeykat yi am avancement seen wàllu liggéey wala liggéeykat yi ñu yokkal leen seeni salaire wala liggéeykat yi ñu leen fay seeni prime am naa yaakaar ni syndicat ci loolu la war a xeex waaye ay contrat d'affermage nga ciy lijjanti di ci xeex di ci laaj 10% wala 15% bay sonal askan wi loolu askanu Sénégal yépp ñu ngi koy ñaawlu te bu ngeen di defate seen xeex yéen a gouvernement bi war ngeen am seen contentieux yoo leen réglé na ngeen ko réglé gouvernement bi te mu bañ a laal askan bi ndax xam ngeen ni ndox mi boo leen ko coupé askan wi ñooy sonn
population Sénégal ñooy jaaxle ndax Sénégal yëpp xam nañ ni li Sénégalais yi soxla ci ndox par jour SDE mënu ko matale boo leen ci boole nag def grève da ngeen di gën a sonal askan wi. lii nag moo nekkoon seen vidéo bu tey ñu doon jàngat wàllu ndox bi SDE ak seen grève bi ñu def di leen jox daje ci beneen vidéo fii ci Albourakh TV.